naa dee réew mi bañ naa dee dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa dee réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa déedéet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam bi yoon ngeen di wax ñëw baax na si ñoom bu ñu toogoon seen po yi nday yi bañ marche kenn du leen boobu bii yoon lu ngeen di wax booy yi ñoo doon taal réew mi kon boo ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay xat lañu yu dee c'est bien fait pour eux bii yoon lu ngeen di wax ba tey da ngeen di weddi askan wi jóg ngeen gis ay junni mbër te ba tey mënu leen gis benn nervi bii yoon lu ngeen di wax si bii chasse à l'homme on assiste à des exécutions publiques où sont les droits de l'homme bii yoon publiquement la ñu leen di faat si kanamu ñëpp en plein jour c'est un message de terreur ils sont en train de nous dire le prochain parmi vous qui ose manifester ce sera à son tour hey frère ils veulent qu'on voit tout gars yi partagé leen ko mu yeeg 500 partagé leen 500 ñu tàmbali xam ngeen niñ koy defee toujours parce que li ñuy bañ mooy répétition bi pour ñi nga xam ne dañ koy tardé mais boo leen ko partagé bu yeggee 500 rek incha allah ñu tàmbali dinaa ko def nag ak defal leen doxantu bu ndaw rek parce que xam nga réew ñi nga xam ne ñoo ñu jiite aussi war nañoo am cër ci ñun. xam nga loo liggéeyul ci juróom-ñeenti at mënuloo toog ba 2 mois des élections nga bëgg a gëmloo nit ñi ne loolu ngay liggéey non seulement waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy Macky Sall ak gouvernement ñu ngi campagne te di tere doomu aadama yi campagne loolu tamit dinañ koy indi wax leen ci Diouf Sarr parce que le Sénégal est devenu un big joke une grosse farce voilà merci. Et les balles sont partagez dans nos cœurs. Et les balles sont dans nos peurs. Et les balles sont dans nos pleurs. Mais nous, on a choisi de résister. Aller au-delà de nos peurs. Aller au-delà de nos terreurs. Réfléchis. xalaatal waaye bii yoon bul jiital politique. bul xeex ngir sa parti. lii ay tali la ci biir dëkk la ay tali yu normal ci biir dëkk bu ndaw ay tali yu normal. xeex pour Sénégal free xeex ngir téye li taxoon sunu maam yi ñàkk seen bakkan frère bu seetaan doon complice bii yoon woo naa la si xeex ngir jàmmi réew mi bu toog di seetaan lu ñaaw lii ngay gis. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa. lii feu rouge la lii xam ngeen lii tali la bu normal rek amul dara lu fi spécial y a rien de spécial. lii dafa ñaaw. impôt dëkk bi mooy fay lii kenn mayew impôt yi ñuy fay ci dëkk moo defar tali yi. ñi leen doon tàccu xanaa dañoo déggul riiru fetal yi waaye jur yi di xaacu. dañu doon marché rek di leen woo si yoonu jàmm ñoom ñu ni si ordre la ñuy dox sol tenue warul soppi nit robot am ngeen conscience def leen li mu leen jox dañu foogoon ni ñun ak yéen a far dañu foogoon ni ñun ngeen di aar moo taxoon ñu leen di tàccu waaye tàccu police bii taxul alkaati bàyyi dóor ku janoog ñoom di sànni xeer état bi sa néew ngay for bañ weex na waaye deret moo ko lal moytul reetaanu policier bu nguur gi armé jusqu'aux dents bul dof gardien de la paix bëggul sa jàmm yaram li mu bëgg mooy jàmm président dëgg la si biir police bi ñëpp yamunu ma xamtuwaat ko si biir police bi ñëpp yamunu waaye exception bi règle bi rek lay dëggal ndayu criminel yi mooy ki armé police jox ko ndigal ni ko mu tiire bal réel si tënn mbaa si bopp rey doomu jàmbur jéggi néewam dem te yoon du ko topp bàyyi nañu Sonko dundam ba may jubilé loolu taxul woon may xeex Free Sénégal mooy sunu mot d'ordre jaay doole bi la ñu bëgg mu jeex justice bañ doon karwaas bu njiitu réew mi di xàcc ngir transhumant yi changer position
justice warul doon capote bu politique yi di sol saa yu ñu bëggee violer suñu constitution. lii lépp impôt la maanaam lii du xaalis boo xam ne dañ koo leb wala état wala nangam déedéet lii xaalisu impôt bi nga xam ne moom la ñuy fay fi ñu dëkk moom la ñuy jël di ko defaree tali xaalisu impôt bi nga xam ne moom la doomu aadama yi di fay fii ça c'est une petite ville jegewul capital xalaatul sax luy capital lii dëkk bu ndaw la a little town a small city dëkk bu ndaw dëkk bi seen impôt ak seeni homme politique ci biir dëkk bi ñoom ñooy defar dëkk bi voilà xool leen lii dëkk bi la dëkk bu normal Approaching a railroad crossing. voilà amul layam-layami discours Doli Prane fajul jàngoro réew mi de lii dëkk la de dëkk bu ndaw la dëkk bu ndaw dama leen di yóbbu nii ngeen di koy gis dëkk bu ndaw la du dëkk bu mag sa pàcc bu yàgg moo tàngal neer yi bàyyil mu sedd nga xëpp si xal dinu jaay dooleeg xolu dëkk bu ndaw yéen a ngi koy gis dëkk bu ndaw la lii rien de grand pas grand chose ah voilà dëkk bi dama leen di wërloo nii ngeen gis ci dëkk bi voilà rien de spécial maanaam lépp xaalisu lempo bi lañ koy defaree quartier résidentiel la de gis ngeen ko kër yaa ngi nii àll baa ngi ngeen di gis xool leen tali yu normal impôt dëkk bi moo defar lii impôt la gis ngeen fii ngeen di gis nii salle de récréation la bu mag boo xam ne dëkk bi ñoo ko tabaxal seeni ay citoyen voilà fii nii fii voilà maa ngi dugg di leen won maanaam képp ku dëkk ci dëkk bi am nga droit ñëw fi ak say doom ngeen jouer basket ngeen def lu leen neex centre de récréation baa ngi nii bu ñu mayee la gratuit benn rek la ci dëkk bi nag mi ngi nii ngeen koy gis man ngaa gaare sa oto c'est gratuit doo fay am na piscine am lépp ci biir bii salle de récréation wu dëkk bi la voilà ma yóbbu leen nag léegi continuer ci ay quartier résidentiel li tax may wane lii c'est important pour ñu xam ne am na ci suñu ay politiciens yi ñu am vision mais am na ci ñoo xam ne dañoo yeb doomu sénégalais yi ñu ngi yegg 500 gars yi mat ñëw taxaw léegi tàmbali waxtaan bi. lii lan mooy ñaani dafa boole ñaari xeet yoo xam ne déglu leen voilà. yore ñaani. muy vraie histoire de ñaani ak soose. voilà. waaye ñoom ñooy ñaari xeet yooyu ñoo fi njëkk dëkk. waaye tekkiwul yeneen xeet fekk si nañ leen fi muy tukulóor yi muy olof yi muy ak yeneen i xeet te ñaani daf doon réew moo xam ne réewum làqoo xaay la woon parce que da ngeen daan xam buur yi su nekkaan ak beneen xeet boo xam ne ay guerrier lañ guerrier yooyu am doole dañuy xaw a fiir ñooñe mais ñagas day am seen diggante ba ñooñu dañuy obligé dawee ca gox yooyu ñëw làqu si ñaani moo taxoon ñaani doole ji bari te ñaani ku fi ñëwaan dañ lay làq ma commencé ci li wax leen lan mooy soose yi ñoo fi fal ñoo fi nekk bu ñoo fi fal mais tekkiwul nag amoon na ay tata bu njàmbur amoon na foofu buur yi fa lañ nekk. xool leen lii dëkk bi la ba léegi ci biir dëkk bi laa leen di yóbbu amul fenn fay gis suuf tali suuf ci dëkk bi amul fenn te du capital lii c'est un petit village. li ma leen di bëgg a xamal nag soose yi bi ñu jógee Mandé Camaracounda yi dañu nekkoon biir Mandé di nekk guerrier yu mag xeex bu sottiwaat biir Mandé Camaracounda yi ci sóob seen loxo waaye ñoom duñu fal foofu bi demee ne ba ñu bëgg nguur di leen xeeñ ñu gàddaaye foofu jaar biir Guinée Conakry génne Guinée Bissau dugg biir Ngaabu dugg Casamance ñëw Sédhiou mais li ñuy wër yëpp li ñu doon wër gisaguñ ko parce que ñu ngi wut fu ñu reñee
bi ñu jéggee ne Sédhiou dañu dugg biir Gambie ñëw ci biir Gambie jàll fulaw bi Gambie bi ñëw sañ ci dëkk bu ñu daan gis ngeen lii tamit ñu xam ne par foofu pàkk la bu ndaw nii comme tey boo bëggee taxaw fii am nga fi droit taxaw pàkk la bu ndaw maanaam kenn moomu yow sañ ca Koungheul Socé pàkk la bu ndaw état bee ko fi bàyyi bu la neexee nii mën naa gaare sama moto fii taxaw famille bi dafay mel kenn du ma sonal je peux ma gaare gis Kaysiakunda la ñii voilà gars yi dama am loo xam ne je pense que moo ma jaaxal te moo jaaxal doomu sénégalais yëpp moom laa taalee waxtaan bi tey te moom rek laa fas yéene waxtaane fan yi ñun ñëpp gis nañu que le député de Dakar Barthélémy Diaz le maire de Dakar amul droit génn këram pour dem saafonteeg citoyen Dakar yi te loolu ñun ñëpp ñoo ko gisandoo mais fan yi gis nañu ne que Diouf Sarr il a été à Yoff il a été à Ngor il a été à la Médina il a été à Castor dem na fépp ci biir Dakar di campagne en pleine forme ànd ko ak ay fas ay scooter ànd ko ak ay nitam ànd ko ak ay pancarte ànd ko ak ay mais c'est extraordinaire on habite dans quel pays 2 poids 2 mesures bi xew Sénégal naa fekk yi xew Sénégal kàccoor yi ak fenkat yi ak journaliste yi ak reykatu nit yi mais ñun on est où ma ne dama leen koy won ngeen gis weddi gis bokku ci ñun ñoo ne campagne jotagul je vais vous montrer Diouf Sarr en pleine campagne mais ñun on est dans quel pays xool leen lii Diouf Sarr la danañu xool lan la Dakar soxla ñu defal ko Dakar dafa soxla mu nekk une capitale boo xamante ne la sécurité va régner dans les quartiers. mais attends Dakar dafa soxla un environnement sain. mais attends un Dakar vert avec des jardins partout. mais attends pour que les familles puissent s'épanouir. yéen jigéeni Dakar da ngeen soxla bu ngeen bëgg mais attends dem en réalité dans les institutions mais attends xool leen attends da ngeen soxla bu ngeen bëggee financement dem en réalité dans les institutions mais des institutions accompagnées par votre. mais attends kii Diouf Sarr la de biir Dakar guddi yi ñuy wax ak yéen nii ma wanaat leen beneen vidéo beneen jour bu différent dama ñëw pour signer avec les Calebasses un contrat moral de confiance ma engagé wu avec vous que danaa leen gunge. xam leen ne Abdoulaye Diouf Sarr maire de Dakar day nekk maire boo xamante ne day taxaw si soxla jigéen ñi xam naa seen soxla xam naa les solutions. mais est-ce que jigéenu Sénégal bàyyi ngeen xel ne kii mooy ministre de la santé boo leen di wasin kii moo war a jël ambulance yi yóbbu leen est-ce que bàyyi ngeen xel ne seen doom yi bu ñu juddoo kii moo yor seen santé est-ce que xam ngeen ne moom mooy ministre de la santé lépp luy wérgu yaram centre de santé yi ngeen di gis ci biir Sénégal yëpp l'hôpital yi ak lépp luy dox ci biir Sénégal lu ànd ak wérgu yaram est-ce que xam ngeen ne kii moo ko yor mais seen marché yooyu ñuy taal ci biir dëkk bi yéen xanaa ku leen naxaat ngeen di wër beneen cas ma indilaat leen ko beneen Diouf Sarr lii ñaari vidéo la yoo xam ne benn bokku ceeg sa morom seetaan leen Diouf Sarr fi mu toll nii en pleine campagne lii Castor la te démb la ay scooter t-shirtu Benno Bokk Yaakaar ay fas ci kaw tali Ndakaaru yi mais danañu xam ne seen maire boole na leen si Dakar bu ñuy jëlee ville. xanaa commerçant Dakar yi léegi ñoom dañuy xaru mais dama ne ana ulama yi ana ñi nga xam ne ñoom ñooy woote jàmm ci biir Dakar Barthélémy Diaz bu génnoon léegi ana Pape Ngagne mais Pape Ngagne tu es où le grand journaliste Pape Ngagne celui qui demandait à Barthélémy Diaz que da ngeen bëgg a yee fitna ana fan nga nekk Diouf Sarr est en pleine campagne
ki nga xam ne moom mooy adversaire Ousmane Sonko moom it mi ngi nii ci Casamance xool leen li ñu am ci suñu dëkk mon Dieu mon Dieu mon Dieu mais on est où? Ils sont en pleine campagne. Regardez ça. Mais regardez. Benoît Sambou moo nekk ni en pleine campagne moom it Casamance te Ousmane Sonko benn yoon bi mu génnee Casamance dañ ko attaqué ñaareelu yoon bi muy dem aéroport aussi on a vu les conséquences mais ñun on habite dans quel monde ñun ci ban àdduna la ñu dëkk yan façon nit lañ ko sekkal ana journaliste sénégalais mën a fen yi tappalekat yi dóorkat yi ana ngeen ana ñi nga xam ne bu doomu aadama yi génnee ngeen ne vraiment sénégalais yi ñii dañoo bëgg a yee fitna Barthélemy Diaz mi ngi ak benn policier bu corrompu waa APR taxaw ci buntu koñam fu mu génnee ñu koj ko mais Diouf Sarr est en pleine campagne Benoît Sambou est en pleine campagne waa APR ñu ngi campagne Sénégal yëpp a ngi leen di gis léegi bu ñu génnee ñun bu ñu waxee ngeen ne dañu bëgg a yee fitna ñun ban fitna la ñu bëgg a yee wala ndax yéen a bëgg a yee fitna ci Sénégal parce que doomu xaj yi nga xam ne ñoom ñooy campagne ñii dañ leen joxoon réew juróom-ñeenti at amul dara luñ fa changé xanaa nag ku changé wul dara ci juróom-ñeenti at nag wax dëgg yàlla xanaa ci ñaari weer nga fas yéene pour changer ko nous on habite yéen est-ce que gis ngeen lan moo tax ñun ñu bañ est-ce que gis ngeen lan moo tax ñuy xeex ak yéen bis bu ne est-ce que gis ngeen lan moo tax joxatuñu leen cër est-ce que gis ngeen loolu est-ce que vous voyez pourquoi les Sénégalais ne respectent plus ceux qui ont des voix au Sénégal est-ce que gis ngeen pour lan ñun respecté tuñu taskatu xibaar yi mais vous êtes nuls en 2021 Diouf Sarr est en pleine campagne Barthélemy Diaz ñu ngi ko tëj ci biir këram bu génnee bu waxee sax ñu ne yeekatu fitna la ñu ne dañ koy jàpp dañ koy dugal prison Ousmane Sonko xelam xalaatul dugg Casamance guddi yi ñu toll mu ne day campagne xelam xalaatu ko ndax au moins ñoom respecté nañu loi yi nga xam ne moom la Sénégal teg yan ana charte yi Sénégal teg constitution bi nga xam ne yéen a ko war a appliquer tey ana constitution boobu mais il faut respecter les Sénégalais may wax ñuy dig jigéenu Sénégal naan leen waaw dañ leen di indil ay programme xanaa du même jigéenu Sénégal yi ñooy wasin ci ay saret xanaa du même jigéenu Sénégal yi ngeen nekk di jàpp di leen mbalee di leen tëdde di leen duul Mansour Faye am na ci ku mu ëmbal yow Diouf Sarr ak keneen Matar Ba am na ci ñu muy dóor xanaa yéen du même jigéen sénégalais yooyu xanaa du même jigéen sénégalais bi ngeen jàpp barki Dembo Ndiaye cette jeune fille drogué ko def ay ñaawteef xanaa c'est pas les mêmes femmes xanaa jigéenu sénégalais yi léegi dafa am ñaari façon jigéen xanaa dafa am jigéenu sénégalais jinne ak jigéenu sénégalais nit yéen vous êtes de quel genre de personne êtes-vous des individus ou des animaux sénégalais yi ku résisté wul doo nit man maa leen ko wax ku résisté wul doo nit ñii duñu ay nit te respecté wuñu sénégalais yi ñii kan lañu respecté ñii kan lañu teg dof mana la en pleine campagne Diouf Sarr mi ngi biir Dakar di wër en pleine campagne et son adversaire Barthélemy Diaz qui est son père kooku mi ngi toog këram regarde xool leen en pleine campagne xool leen pancarte yi mais j'ai du mal bu ñu jëlee ville de Dakar xoolal li commerçant wu Dakar danañu xam ne seen maire boole na leen si Dakar bu ñu jëlee ville de Dakar bu ñu nekk maire boo xamante ne dañuy taxaw xoolal li
xoolal li tey jii toog di wax na Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar daanaka boo xoolee ni réew mi doxee mën nañoo wax ne kàddu yooyu kàddu naafiq dëgg la ndax saa su ne nga teg sa bët loo xam ne day waroo ak loolu di mandargaal ne Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi ëpp tey jii administration territoriale ak police kenn umpaleetul mbir ne liggéeyul pour askanu Sénégal wala république bu Sénégal ñoom dañoo far ak kaawu présidentiel bi maanaam ay nitu Benno Bokk Yaakaar ak ñi ànd ak kii nga xam ne moo di président Macky Sall firnde bi Abdoulaye Diouf Sarr candidat à la mairie de Dakar bu Benno Bokk Yaakaar moom am na sañ-sañ dox ci meddu Dakar wi ak caravane ak sonorisation di battre campagne ànd ak nag kii di Aboubacry Sadikh Bèye mi nga xam ne mooy candidat bu Dieuppeul Derklé démb ñëpp seet nañ lu ñu mel foofu nga xam ne moo di commune Dieuppeul Derklé ca booba saabu Barthélemy Diaz waxee ne dafay génn wax ak waa Ndakaaru ndax moom mooy candidat Yewwi Askan Wi ci mairie bu Dakar daanaka police day jël lu ëpp dayoo ak ay kàttan gu bari lool ngir fas yéene dal ci kawam. police day mel ni sax ku teqalikook sagoom ni ñuy wax excès de zèle bu jéggi dayoo lay ànd buy dal ci kii nga xam ne moo di Barthélemy Diaz seetaan leen lu ñu mel. muy injustice boo xam ne kenn mënu koo nangu te injustice boobule bu ñu demee ba ci biir fitna rek lay jur waaye li ci jaaxal ñëpp moo de amul benn kilifa wala sax benn structure bu société civile bu yëkkati kàddu di naqarlu 2 poids 2 mesures yi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey li ci ëpp doole nag te ñu war koo mën a wax moo di jamono yi war nañoo takk suñu fit xam ne lu jaaduwul suñ ko bàyyee mu law fitna rek lay indi ci réew mi. pour lan ñuy sànni grenade non non bàyyi ko dañuy dox am nañu droit. Mais on a des problèmes. Mon pays va mal. Mon pays va mal. On vous le concède, hein, service de l'ordre, le maire day génn di dem ñu ne ko du jàll. Voilà. Il ne passe pas. Voilà. Mais on a le droit de marcher, non? Mais nee nañu du dem fenn nee nañu Barthélemy Diaz du dem fenn dañ ko jàpp commissaire taxawal ko nee nañu moom mënta génn këram jamais waaye Diouf Sarr mi ngi wër di campagne di def lu ko neex voilà. Un policier de l'APR kuy bëre ak Barthélemy Diaz delloo ko ginnaaw pendant ce temps Diouf Sarr mi ngi campagne fépp ci Dakar Diouf Sarr dem na Yoff Diouf Sarr dem na Ngor Diouf Sarr dem na fépp ci Dakar mi ngi campagne en pleine campagne mi ngi wax lu ko neex di def lu ko neex ci biir Dakar di ko ànd ak ay policier ak ay gendarme ñu koy escorter kenn terewu ko amul kenn ci opposition bi ku xeex ak moom amul benn nervi bu dal ci kawam déedéet mi ngi campagne mi ngi def lu ko neex di wax lu ko neex ci biir Dakar Benoît Sambou mi ngi Casamance di def la même chose di campagne di wër ci dëkk bi xool leen ko mi ngi nii voilà Benoît Sambou ngi nii La coalition Benno Bokk Yaakaar est aujourd'hui sur le terrain. déglu leen ko Et vous avez pu
moo ko wax identifier déglu leen ko toutes ces identités remarquables qui la composent. Et nous sommes tous déterminés à mettre en synergie nos compétences et nos ressources pour relever le défi de ce département, le défi de l'émergence de la Casamance. di leen wax ne depuis démb ñu ngi fii ci Lindiane bu ñu defee ñetti def troisième réunion mu ngi nii ñuy def depuis démb biir Lindiane. dégg ngeen ko yéen a ko dégg de. loolu pour woon leen ni Lindiane am na fu ñu koo teg. voilà déglu leen. Lindiane bëgg nañ koo liggéey. déglu leen di. bëgg nañ population Lindiane yi xam ne tey seen coono la ñu jóg pour faj. déglu leen politiciens yi mënuñu bu ñu soxlaa Lindiane ñëw fi bu ñu leen joxee victoire ba pare ñu bàyyi Lindiane loolu dafa war a dañ te ñun dañoo jël décision ci seen jàppale. ci barke sunu borom boo leen tegee mairie bi sunu loxo ak conseil départemental bi sunu programme bi nga xam ne moom la ñu yor bu pour defaraat Ziguinchor Lindiane lañ koy tàmbalee. Parce que c'est une question de justice. Mais yéen a xoolal lii yéen a xool lii seen bopp moi je ne comprends plus le Sénégal man yaakaaroon en Sénégal au moins il y a des hommes d'honneur il y a des hommes de valeur man yaakaaroon naa gëmoon naa ne ba léegi Sénégal ci ñi nga xam ne sax ñoom ñoo ànd ak parti au pouvoir am na ci ay nit ñoo xam ne ba léegi dese nañu ngor waaye lii mooy Sénégal yéen a ko gisal seen bopp kumba am ndey kumba amul ndey ñoom ñu ngi en pleine campagne en pleine forme di def lu leen neex di dugg fu leen neex di wax lu leen neex ñeneen ñi bu ñu génnee ñu ne borom yeekatu fitna lañu nañu signé ay xawma ay charte voilà charte yi pour lan pour bu boobaa ñu tënk leen ci ay biir kër jël nit ñii bandi yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite depuis 9 ans ñoom ñuy dox tali bi di def lu leen neex comme ñële signé nañu charte léegi bu ñu leen dóoree dootuñu mën a fayu man ma ne bañ leen bu kenn signé charte bu kenn toog sa kër génn leen ngeen campagne dëkk bi buy takk na takk ba jeex takk dëkk bi buy baax na baax ba faw Sénégal kenn moomu ko Sénégal ndeyu kenn moomu ko baayu kenn moomu ko doxankat yeeg sàcckatu alalu Sénégal yii ak fenkat yii waruñoo mën a intimider benn doomu aadama les Sénégalais sont avec les personnes qui sont dignes Sénégal nañu génn Sénégalais yi génn leen ngeen campagne xale yi ñi ànd ak coalition Yewwi Askan Wi génn leen ngeen tas lii nga xam ne moom mooy suñu programme yi génn leen ngeen jël flyer Barthélémy Diaz yi ngeen dem maison à maison ngeen joxe ko tas ko bu leen faale kenn ku leen laal ñu defante ak moom dëkk bi na baax wala mu yàqu ci ñoom la dépendre seen baay moomul réew mi Sénégal na baax wala mu tàkk ñun suñu yoon new ci ñun Sénégal dañu bëgg mu baax pour ñëpp buy yàqu mu yàqu pour ñëpp waaye duñu bàyyi benn groupe samba boy ay fenkat ay sàcc ay reykatu nit ñëw toog ne ñoom mën nañoo campagne ci dëkk bi jaay ñu ay programme yoo xam ne juróom-ñeenti at ba léegi ñu ngi ñu koy jaay te dara sottewul ci dëkk bi ñuy ne ñun amuñu droit pour jaay suñu programme nañu génn jaay suñu programme par force comme ñoom ñoo génn di campagne nanu génn campagne bu ñu delloo ñun ñu dellu Sénégal kenn moomu ko ndeyu kenn moomu ko baayu kenn moomu ko journaliste sénégalais yi déglu leen ak déglu nit ku nekk ci bàmmeel ñoo yem c'est des personnes mortes amatuñu benn njariñ ci société sénégalaise dañoo dee ba pare dañoo dee ba xalangu tekkiwuñ dara amaluñu Sénégal benn njariñ ay fenkat lañu ak ay manipulateur ak ay duulkat ngeen jéggal ma kàddu bi parce que tey ku bëggoon faram-pàcc te mu bëgg lu leer Pape Ngagne yow yaa ci war a jiitu ndax yow yaa jàpp Barthélémy maire de Dakar loo ko yàkkul ci sa plateau boobu amul loo ko laajul ci sa plateau boobu amul mais tey yaa ngi seetaan Diouf Sarr yaa ngi seetaan Aboubacar Sadikh Bèye yaa ngi seetaan Benoît Sambou mu Casamance ça c'est quelques-uns que j'ai cités quelques-uns tey foo dem ci Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Bakaar ñu ngi campagne
foo dem ci Sénégal waa Bennoo Tas Yaakaar ñu ngi campagne fépp ci Sénégal ngeen toog ci seen biir kër yi ngeen na ñële bu ñu génnee wala dañoo bëgg a taal réew mi dañoo bëgg a def nangam nañu signé ay xawma ay charte man maa ne doomu sénégalais yi génn leen les patriotes sortez et partagez les flyers mettez-vous en groupe def leen ay groupe ngeen génn programme lii nga xam ne moom mooy Yewwi Askan Wi ngeen tas ko fépp ci Sénégal am ngeen ci droit jël leen seeni ay flyer ngeen doxantu fépp ci biir Sénégal buñ ci laalee kenn ñu jóg deflante kook ñoom comme ñoom duñu ay gor comme ñoom amuñu jom amuñu fulla amuñu fayda ñoom dañu bëgg a jël li nga xam ne moom mooy maanaam chartu dëkk bi ñu salfaañe ko nañu def ni ñoom Sénégal mu baax pour ñëpp wala ñu taal ko ba mu nekk doomu taal ñu tabaxaat ko suñu yoon new ci on s'en fout on va sortir et on va combattre ñun loolu la ñu wax ñun dañu ne bu dee ñoom ñoo génn ñoom ñoo jiite ci génn bi nañu génn ñun tamit ñu campagne foofu la un point un trait amul dara loo xam ne dama ciy faale nit wala nit bu ne day yee fitna sa affaire la wala nit bu xalaat ne dañu yee fitna seen affaire la ñun Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk sama baay lim fa am loolu la fa bàyyi keneen am sama baay ni mu fa bokkee man ma bokkee fa sama ndey am fa part noonu la seen ndey amee part kenn donnul Sénégal baayu kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà nanu génn ñu ànd ñu doon benn li ma leen di wax gis ngeen ko ba ci tànn ci tabb li nga xam ne moom mooy juge ki ñu tànn nii doyen des juges baayam c'est un membre fondateur de l'APR te nekkoon na aussi PCA Dakar Dem Dikk baayam ki ñu tabb tey def ko doyen des juges pour mu àtte ci kaawu Ousmane Sonko bi mook Farba Ngom ñoo bokk fu ñu dëkk añam mook Farba Ngom ñoo bokk dëkk amaana dégg naa sax ne tuddee na Farba Ngom doom imagine leen ki nga xam ne moom la ñu tabb def ko doyen des juges pour mu àtte l'homme le plus important aujourd'hui au Sénégal muy Ousmane Sonko moom ak Farba Ngom géwélu Macky Sall bi dàq sàcc ci Sénégal ñoo bokk benn dëkk moom dafa tuddee sax doom Farba Ngom moom baayam ci parti Macky Sall bi ci ñi ko créé APR baayam ca la bokkoon dafa génn àddina baayam tabboon nañu ko fi PCA Dakar Dem Dikk ngeen yaakaar ne ñun mën nañoo toog ci réew moomu ne dañuy xaar doomu aadama yiy ñëw atteel ñu dëkk bi duñ ko nangu ñun Sénégal chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités ku nekk na jël ay responsabilités am ragal naa ne Macky Sall dafa rep wala ñi mu àndal dañoo rep xamuñu ne la jeunesse sénégalaise est déterminée et la jeunesse sénégalaise incha allahu rabbi dinañu jël say ay responsabilités mes frères et sœurs tey nag ñun Thanksgiving la ci ñun maanaam mooy jour boo xam ne jaajëfal jouru ngërëmal yàlla la américains yi dañ ko jël def ko jour boo xam ne is giving thanks maanaam ku ne ñu ne nga togg lekk bu am maanaa ci sa biir kër nga ànd ko ak say ay am di jàmm ngeen lekk sant ci yàlla amul benn religion bu ci rax du mbiru chrétien du mbiru musulman wala mbiru juif maanaam giving thanks mooy ñu sant yàlla ci nga xam ne loolu la leen defal mooy maanaam kattan bi mu leen may ba ñu tabax réew mi donc loolu moo tax ñu indi jour boobu muy jouru Thanksgiving ci jouru Thanksgiving boobu laa génn nii ma ne ma saafantoog suñu mbokk yi saafantoog patriotes yi saafantoog sénégalais yi wax leen li nga xam ne moom moo nekk di raam ci suñu dëkk bi te bu ñu toogee seetaan ko ca ñaay ba la jëm te daanaka sax ña bari ñu ngi ne dem na ca ñaay ba am na fa kër wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A happy Thanksgiving to all of those who are in the United States and everywhere where you celebrate Thanksgiving. Au reste du monde entier, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.